aljuma juróom-ñeenti fan ci koor yi atum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi mara gi li ciy gën a fës ab doxum ñaxtu tànk yi nga xamante ne bi ay doomi Sénégal def nañ ko ci place de la nation ngir jàppale ñi nga xamante ne bi ñoo di askanu Palestine ñi nga xamante ne bi ñu ngi wéy di leen bunduxatal seen diggante ak Israël waral nag mbooloo mu takkoo takk wàcc ci place de l'Obélisque nga woon ngir naqarlu ni mel ñaawlu ko te sàkku jàmm ak dal dellu siwaat ci foofee nañ teewlu seen i kàddu ci njëlbeenu xibaar yi ak Pam Mbaye Diaw mi nga xam ne moo ñu fa teewaloon tey jii nag ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi daan nañuy jànnoog ñi nga xam ne ñoo taskati xibaar yi ni niñ koy defee weeru jot tey waxtaan wi nag jooy na ci bu baax a baax li nga xam ne moo jëm si xëyum ndaw ñi ak li nga xam ne moo ko war a mën a jëmmal nettali gi nañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Mamadou Dieng ma teewoon si moom leen dajee ñi nga xam ne ñoo nekk sa commune bu Wakhinane Nimzatt ñu ngay wéy nag di laaj marché bu jiddee marché bu bees bi nga xam ne mu ngi nekk si jidde caaray kaw ñu def ko seen commune loolu nag forcé si ñoom si jamono ji nga xamante ne bii ñu ngay dog ak dogaat ay gox yu feccandikoo si biir réew mi loola it dinañ ci ubbeew xëy di yaatu mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir jataay nees kii ñu def si faram fàcce. dañ koy dooree ak luñ koy jinjee sa bopp ba ñi nga xamante ne bi ñoo di askanu réewum Sénégal wàcc ginnaaw jullik ajuma gi rek ci mbedd mi place de la nation la ñu dajaloo ñoom ñëpp nag ci woote collectif de la solidarité ci réewum Sénégal ci waa Palestine ngir jàppal tànk ñi nga xam ne ñoo di waa Palestine boobu la collectif nag taxaw teem ngir jàmm del ci waat ci ñi nga xam ne ñoo di Palestine ñi nga xamante ne bi waa Israël ñu ngi wéy di leen bundu xataal ak boom yu métti waral nag taxawaay ñaxtu boobee nga xam ne aw askan wu bari ci teew mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo di ay kilifay diine ba ci kilifay politique ba ci ñi nga xam ne ñoo ngi si wàllum société civile ba ci ñi nga xamante ne bi ay doomi réew mi rek lañu ñoom ñëpp ñëw nañu ñaawlu ni mel seen i kàddu ñu teewlu ko ak Pam Mbaye Diaw ak Seydina Mbaye élément boobee jàppandeegul du xëy na dinañ ciy dellusiwaat léegi waaye tamit dañuy wutali si diwaanu Tëngéej ñoom it daan nañu amal lu ni mel di jàppale ñi nga xamante ni bi ñoo di waa Palestine ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi leen di bunduxatal te way di leen ñàkk doole loolee dox seen diggante ak réewum Israël ñu teewlu si Abdoul Aziz Ndoye mi nga xam ne moo jiite kuréel gi association mu doomu Tëngéej ji si micro Babacar Seck. adduna bi yëpp di ay jullit ñoo naxarlu li xew. ñuy sunu président de la république na mu defe woon Charlie Hebdo wane ne moom il est Charlie nous sommes des palestiniens la leen dal moo ñu dal jullit ba ñu weex foofu moom la ñu weex fii ñu ngi ñaan nag déclaration yi ñu biaisé ñu bàyyi ko nañu wax ne Israël na bàyyi li muy def ba bu doon ku nekk foo koo jekk duma ko dañuy dund mala te duñu ay mala ay nit lañu ñu ngi ci loolu Nations Unies résolution yi ñu defoon ñu appliqué ko ñu ngi ci état yi les gouvernements les organisations non gouvernementales ak ñu mu mën a doon nañu àndandoo te bàyyi fo bu demee ba ay deret di tuuru nag yàlla waxoon na ni ndax da ngay bàyyi ci kaw suuf ñoo xam ne dañuy tuur deret di agressé nous sommes agressés metti na lii moo tax jullit yi manko association bi ñuy jiite ñëpp jullit ñu ne lii na arrêté te na dagg nag na arrêté na dakk xeex bi na dakk tuur deret bi na dakk mais résolution xam la pour ñu noppi nelaw ñu gën a avancé ba mu dalee ami résolution kenn xamul kañ la on en a marre des résolutions. tuur deret it seetlu nañ ko ci penc mi ay yu bees yi rek gis nañu ñetti doomi aadama ñoo xam ne faatu nañu ci faat koo xam ne nag ci agression ak yu ni mel jóge fukkikat yi kalpe yi mel ni ñu ngi wéy di def ay jéye ci mbedd mi faat ay doomi aadama loole nag nekk na loo xam ne ci jàngatu ki nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllum faataate di criminologue moo di li ko waral moo di li ñuy jëfandikoo waaye tamit ñàkkum xëy mi ak jalt ji nga xam ne am na ci penc mi ay kàddoom bënwaatee ñu teelu ko ci jokkoom ak i rajo. li may tàmbalee wax mooy que lépp luy jëm ci délinquance violence fii lañ ko fekk yàgg na fii xëy na daawuñu ko woon médiatiser daawuñu ci woon wax xëy na amul woon ay taskatu xibaar yi ko doon jël di ko tasaare loolu benn wàll la deuxième wàll mooy ñu bëri classique mu foo dem loolu c'est acté loolu xam nañ ne crime lu normal la ci société que comme dès l'instant yaa ngi ne am na ay règles ci dëkk ñoo ngi tëral ay doxalin automatiquement am na ñoo xam ne dañ ciy sukkandiku am na ñoo xam ne dañ koy respecté mais am na ñu bëri ñoo xam ne tamit ñoom duñ ko respecté pour x raison am nañ seen raison duñ ko respecté donc dinañ def naka su dul noonu et lii ci la bokk
ñoo xam ne dañuy jëfandikoo loo xam ne dañ ko teeree dañ ko aaye ci biir ci mim réew fii Sénégal donc su loolu weesoo li mu bëgg wax mooy que ci wàllum sinébar boobu noonu wala délinquance bi sinébar bi am na ci solo lu bëri études yu bëri man li may jàngat fii nii gëstu bi may def fii Ziguinchor wane na ko que am na un lien am na un lien étroit entre délinquance bi am boom nit ñu leen di boom rey nit et cetera violence yi ak sinébar bi parce que nit ki su tuxee à un moment donné bon du nekkati saagoom mën na def loo xam ne dafa foog ne dafa normal alors que c'est contraire aux règles sociales du noonu lañ ko tàggatee du noonu lañ ko yaree jariñ bi tamit tey dafa xaw a demee boor. ñàkk kaaraange tamit si diwaanu Wakaam guy song ab atelier moo fa daal di lakk ba jeex si ay bés bi ñu nekk waa ba la fa nekk lépp loo xam nekkoon na fay jumtuwaay ak ay koppar yu bëree bëri yoo xam ne borom xayma nag si million jàpp na ne nag wala bon ci njortam loxoy doomi aadama da cee dugg waral nag mu di ubbi lépp loo xam ne war na koo def ngir daal di kalaami si kanamu yoon ala xam ñu dellusiwaat si googule lakk ànd ak ay sotu kan ak ki nga xam ne moo di Baara Sow. mu nekk ab atelier bu ñu fekk mu lakk ba jeex fii si Guy Soox Wakaam borom kër gi nag ñu fekk ko mu toog ak ay ouvrier wam jaaxle ak mer ba futtu la ñu def ginnaaw lu ñu tuddee ñaawteef bi kenn si ñoom ñi ñuy xamal ni daa am lu tax bii lay lakk am ñoom ñëpp nag jàpp ni ab sabotage la. depuis 1 an lañ seetlu commencé am problème ak beneen grand boo xam ne moom en face la ne doon liggéey ak moom. bi muy toxuse di defar parce que ay mbokk lañ sax bi ñuy toxuse di ñëw fii moo ko defaral buntu yi defar ko lépp man la ko jox man maa ko liggéey ñu yow bëgg këram mais gannaaw bi mu installé ba pare dañ seetlu mu installé ba pare dafa dégagé na atelier bu mu fi nekkati problème bi commencé parce que gannaaw bi léegi dafay commencé sax bu ñu tegee bant sax mu ne fii dafay xat lakk gi nag boo amee man du ñu betta parce que dañu mënaan dafa yàgg si moom. lu ñu ñàkk bëri na loolu waaye kii di liggéey fii ngi ñu xamal ñaata la ñu si ñàkk ba pare di ñu xamal ni ñoo ngi dugal plainte contre X. moo ma oo 7 heures si suba gi may pare ndekki ma oo ma téléphone. mais bi ma ñëwee fekk naa daal ñu avancé bu baax a baax waaw mais nag man affaire bi bettu ma mais affaire bi xam naa ne sabotage la mais am na ku ne ma moom mu ne ma. ay heure 7 heures gis na ku tëb miir bi génnaat. lakk bi nag xew mercredi ci suba dëkkandoo yëg sapeur pompier yi ñëw taxaw temba ngir fay ko borom bërëb bi lee ngi ñuy dundalaat ndu mbir bi amee. bu ñu ko valoriser li lakk fii rek soo xoolee war na mat au maximum ay 3 millions yooyu. normalement armoire yi ak lal yi ak yu sew sewaan yi valoriser ko rek quoi laa wax estimation waaw def nañ constat bi mais am na benn huissier bu ñëwoon tey suba pour xool lépp. bind dem su ko defee mën a def déclaration moom la alsan sax wax day def procédure bi muy xaar du comprendre nga waaye gendarmerie ñëw na fii tey suba sax ñu ngi woon brigade pour wax ak brigade bi. muy chambre à coucher circulaire sapin madrier wala machine à bois lu bëri lakk na foofee di atelier bu nekk Guy Soox yaakaar tas mer ba futtu ouvrier yi di yaakaar ni seen assurance dina leen taxawu te it seen boobule plainte dina am mujj bu rafet. ay satukan di ko jaajëfal si ñooñi dab si seen liggéey wàllum liggéey nag nekk na loo xam ni façon na lool si janoo gi nga xam ne gouvernement bi da koy janoog weer bu jot ak taskatu xibaar del siwaat si ay poñ jëwriñ yi nga xam ne ñoo wàllum ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoo wàllum xëy mi ñoo janoo woon ak taskatu xibaar del siwaat nañ ci juróom-benn fukk ak juróomi junni xëy ñu bëgg a samp si réewum Sénégal ak jokkaloo gi nga xam ne war na ci am lépp lu ñu mën a def it ngir mën a daal di samp am xëy moo xam ne dina tax gone yi mën cee gis seen bopp loolee fës na si lool si juróom-benni ndaje yi nga xam ne def nañu ko nga xam ne weeru jot dañ koy def ndaje tey bi dañ ciy ànd ak ki nga xam ne moo di Mamadou Dieng ak Seydina Mbaye ngi nettali ga jëwriñ ji ñu dénk wàllum xëy ak naataangoom bi ñu dénk ndaw ñi di indi ay tontu jëmale ci programme d'urgence bi ñu jagleel wàllum xëyum ndaw ñi li ci jiitu li jëm ci wàllum transparence jëm ci juróom-benn fukki junni xëy yi njiitu réew mi diggee jëwriñ ji ñu dénk wàllum ndaw ñi ne loolee njiitu réew mee ci taxaw temm ngir mu bañ a am benn parparloo. mooy transparence bi président de la république exigence la ñu ko defal te boo demee ba ci base bi les acteurs à la base ñoom tamit dañ leen a associé lu mel ni conseil départemental de la jeunesse yu mel ni association de jeunes yi
préfet wala gouverneur au niveau régional ñoom ñooy jiitee recrutement yooyu donc amul benn njuuñ njaaj bu fi am wala loo xamante ni day lëndëmal xel yi bañ nañ ko beaucoup waxu recrutement dañ naan la demal d'abord inscrire ci plateforme yi wala nga dem au niveau de la base dem inscrire bu ñu paree lépp nañuy publier waat en toute transparence jëruñ ji ñu dénk wàllum xëy ne programme bi lee yamul rek ci juróom-benn fukk ak juróomi junni emploi waaye dañu ko lal ci ñetti at. juróom-benn fukki junni ak juróom ay ndaw góor ak jigéen dinañ leen jël ci biir département yi ci liggéey yu nga xam ne nii loolu benn pàcc la beneen pàcc bi mooy Sénégal dafa bari ay ndaw yoo xam ne nii nekkuñu ci école nekkuñu ci liggéey nekkuñu ci formation président décidé ci biir programme bi que ne lu toll ci fanweeri junni xale 30 000 xale ñooñu ñu boral leen ci programme bi fanweeri junni place ci programme bi am na un important volet formation en entrepreneuriat. ñetti junni nit ñàkk seen bakkan ci atum 2020 ci tali bi loolee indi xalaatu former ñeenti junni ndaw ci wàllum sécurité routière jëruñ ji ñu dénk wàllum ndaw ñi itam di biral ay chiffres ay recrutement ñu fas yéene ko amal ñoom it ngir wàññi ñàkkum xëyum ndaw ñi. li ñu concerné directement mooy recruter mooy 3 projets yi d'abord mooy recrutement wu 500 mooy juróomi téeméeri ndaw ñi nga xamante ni nii ay animateurs socio-éducatifs nañ koo xamante ni nii dafay déployer wu à la base nekk relais entre ndaw ñi ak structure yi nga xamante ni nii infrastructure yi nga xam ne président de la république teg na ko fi ak yi nga xam ne fekk nañ ko fi pour ndaw ñi. beneen bi mooy recrutement 1000 volontaires du service civique national. bu ma ñëwee ci beneen fànn bi ñetteel bi nga xamante ne moo concerne ministère de la jeunesse mooy li nga xamante ne ANPEJ war na ko def rôle bi nga xam ne war na ko jouer ci guichet unique yooyu ci biir pôle emploi. ndaw ñi am diplôme bàyyi nañu leen xel ci yile recrutement noonu itamit convention état employeur jóge ci 1 milliard yegg ba ci 15 milliards loole mbébét bi di wutal 20 junni ndaw ay xëy jëwriñ ju ñu dénk ndaw ñi ne ay bànqaasu conseil national de la jeunesse danañu ko beesalaat ndax ñi fa nekk jamono ji seen mandat dafa jeex. Mamadou Dieng ñu des ak ki nga xam ne mooy kàddu gouvernement bi di Omar Gueye mi nga xam ne moo nekk maire bu Sangalkam waaye nag jëwriñ yi nga xam ne mooy wàllum gox yeeg goxaan jël si waat ci dogat gi nga xam ne ñu ngi koy dogatee yenn si gox yi rawatina commune bi nga xam ne moom la jiitee de Sangalkam mu ne foofee nag li nga xam ne moo fa am moo di du sax ab découpage administratif waaye nag jooyante ak ñàkk dëppoo nag yoon goo xam ne amoon na ci askan wa ci atum 2011 loolee la ñu def si wàllu woowee ñu teewlu ay kàddoom ak yi leer la moom Omar Gueye si micro ki nga xam ne moo di Mamadou Dieng. yéen ñëpp xam ngeen ni am na lu xewoon ca gox boobu ci suñu gox boobu en 2011 ba dem si yàlla Malick Ba ñàkk ci bakkanam c'était le 30 mai 2011 président Macky Sall nag nitu kàddu la bu jëlee engagement incha allah dina ko def moo tax waxoon na ca jamono yooyu nii te yéen ñëpp xam ngeen ni ak seen aqulaay taala la ñu defoon Sangalkam jaarul yoon def ko découpage boo xam ne c'était politique jël Sangalkam def ko ñetti dëkk rek def ko commune te mu doonoon commune rurale boo xam ne 195 kilomètres carrés la woon ñu def ko 1 kilomètre carré loolu jaaduwul woon président nag ak gouvernement am liggéey ci ak les autorités administratives ak population yi parce que gis nga liggéey bi fukki at nit ñaa ngi koy xaar depuis 2011 ba léegi du lu bees ñëpp xamoon nañ ni bis a ngi ñëw lii président Macky Sall waxoon dina ko def muy correction donc foofu découpage amu fa ndax découpage bi moom 2011 lañ ko defoon def ko bu bon léegi découpage boobu la ñu corriger pour def ay entités yoo xam ni c'est viable compétitive et porteuse de développement durable ni ko acte 3 de la décentralisation waxe des si wàllum découpage googu ak li nga xam ne moo ci aju sa diwaanu Géejawaay ñi nga xam ne ñoo di askanu waa Wakhinane Nimzatt li ñu bëgg moo di marché bu bees bi nga xam ne moo nekk Djeddah Thiaroye Kaw ñu jëlee ko si commune Djeddah Thiaroye Kaw dugal ko si seen collectivité territoriale loolee la ñuy sàkku jàpp nañu ne marché ba si ñoom la gën a yeyoo ñu dem ba Géejawaay fekk fa moomu Lamine Fati.
marché bu bees yënguwaat ci benn xuloo bu am ci diggante ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci Wakhinane Nimzatt ak ñi dëkkee ci Djiddah Thiaroye Kaw xëccoo bile yëkkatiwaat gannaaw bu ñu waxee ne dañuy def découpage administratif bile. ñun bi ñu jógee Ndakaaru di ñëw fii dañ ne woon ñetti cër moo ñu fi indi jàkka école marché ñu toog ñeenti at Géejawaay jiitoo nañu fi ñeenti at ñun ñii di wax Wakhinane Nimzatt fii marché bi ne jiitoo na fi Géejawaay jiitoo na ko ñeenti at ñu lànk ni du ñu ñëw te loolu amul ba ñu nangu ñu indil ñu loola ñu soog a tox su ñëw fi keneen ku ko jël da ngaa bëgg a duufal sa doom waa xam nga ne sa bàyyi moomu ko woon béyu ko marché bu bees du moom la ñuy jooy ñun dañ ne dañuy jooy Wakhinane Nimzatt en intégrité na ñëwaat Nimzatt bii nga xam ne ci la marché bu bees dañ ko dagg ci digg bi jox ko beneen gox te kër ya ci biir boo jàppee seen këyitu kër Wakhinane Nimzatt moo ci ne kon xam nga ne farfar loo amoon démb tey loog soog a ñëw président bi ñëw nag que mu ànd ak ñun que mu bone ànd ak ñun comme nee na doomu dëgg lay doxal dañuy ñaan mu delloo buum gi ca mbooy ga fañ ko daggee woon mu def ko ca xeren benn ga parce que loolu lañ moom. commerçant ak délégué yi nekkee ci marché bu bees ñoom bugguñoo des benn yoon ci xeex gile ñoom ñu gis ne li nga xam ne mooy yoonu marché bu bees mile dañ ko war a joxaat ñi nga xam ne ñoo nekkee ci commune Wakhinane Nimzatt. marché bi yéen waa Guédiawaye kenn mënul xalaat taxaw fii ñu la foo nekk ngay maan di Pikine donc marché bi mënul nekk moomeelu Pikine moomeelu Guédiawaye la moomeelu Wakhinane Nimzatt la liy laaj rek mooy incohérence yi am maanaam ni nga xamante ni moom lañ ko tracé woon ñëpp xam na ni baaxul. donc ñu tracé waat ko ba nga xamante ni marché bi ñi ko moom dana leen ko delloo te xamal leen ni marché bu bees moomeelu Guédiawaye la mais moomeelu Wakhinane Nimzatt la def lu ñu dulul laajaat suñu moomeel. ay at a ngi nii commune Wakhinane Nimzatt ak Djiddah Thiaroye Kaw di xëccoo li nga xam ne mooy yorinu marché bu bees naam sax yoon joxoon na dëgg ñi nga xam ne ñoo nekkee ci commune Djiddah Thiaroye Kaw waaye tey jile gannaaw bu ñu waxee découpage administratif bi la askan wi nekkee ci commune bi nga xam ne Racine Talla moo ko jiite ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu delloo leen marché bu bees bi nga xam ne ñoom ñu ne seeni moomeel la. Oumou Lamine Fati ñu dellusiwaat ci doxab ñaxtu wala bon dox taxawaay ñaxtu gi nga xam ne réewum Sénégal am nañ ko ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di jullit dafa Palestine nga xam ne ñu ngi wéy di leen boom seen janoo bi nga xam ne ñu ngi koy janook Israël donte nag jamono ji wér nañ ngànnaay waaye li ñu bëgg moo di mbir ma dakk ndaxte jaay doole gi ëpp na te loolee seetaan gu bëri na waral ñu daje woon ci place de la nation bi nga xam ne moom la ñu gën a xam ci place de l'Obélisque mbooloo mu takko takku ñëpp di naqarlu yenn ci kàddu ñu teewlu ko ci micro Pape Mbaye Diaw ak Seydina Mbaye. mais du problème xew arab mais juif yi mu Israël dañoo am projet boo xamante ne nii moom la ñu visé fii téeméeri at ci kanam ñoom nañu fi jëlee li nga xamante ne nii moom moo di l'islam ñoom ci loolu la ñu dox loolu nag moom moo waral waa Palestine ñoom it taxaw di xeex li metti xeex bi nag mooy dañ leen cee seetaan kenn nanguwu leen a dëgg yow yaa ngi gis bu baax a baax liñ fay rey ci ay nit te teewul amul kenn ku ci wax du États-Unis du benn du Europe du fenn foo xamante ne nii ñu ngi wax ci mbir mi su ko defee loolu jullit ñi la ñuy faagaagal ci adduna bi doo yëg kenn ko wax waaye tey jii mën naa am bu fekkoon ni benn tubaab la ñu rey wala kenn koo xamante ni du ab jullit nga gis ñu daal di commencé tuumaal li nga xam te moom moo di islam ci affaire terroriste. depuis 1948 ba léegi ñuy rey di dàq di bombarder waaye dama ne dafa doy nag Kataabul Qassam nee na leen kafa doy na commencement la rek incha allah dina dem ba li yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon du dañ yonent bi maa yantiqu anil hawa nee na woon balaa yowmal qiyaamati yahudi ak jullit yi dinañ xeex ba yahud laqatu ci ginnaaw garab gi ci boppam moo naan yaa muslim hada yahudi yi loolu dafa mel ni mi ngi door a bëgg a commencé ndax yàgg nañoo rey jullit ñi yàgg leen a bu naqataal ñu yorewul ñooñu loolu lu dul ay lance-pierre tey nag bu ñu leen bombardé ñu bombardé leen. doon solution parce que cessez de feu boobu noonu man dama gis ni que ni ñoom dañoo perte ñoom ak puissance yi nga xamante ne ñoom la ñu àndaloon dañoo perte ndaxte tey jii nii comme li nga gis fii Sénégal am na yeneen i dëkk ak yeneen i dëkk yoo xamante ne dañoo jóg ñoo xamante ne dëgg rek moo leen tax a jóg ñu ne déedéet Israël li ngay def du dëgg du yoon ñoom dañoo jàppoon ni que ni far mais yàlla dafa def ni que ni tey jii nii yàlla moom dëgg rek lay àndal. ñu wax ci ay accords yoo xam ne doxaat na diggante réewum Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo di réewum Burkina Faso xaatima goo xam ne ci ñetti ay déggoo la jëm bokk na ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum tasum xibaar ak lu ko yaatal ak yeneen i poñ yoo xam ne xaatimoon nañ ci forcé nag ngir jëw ji nga xamante ne bi moo di Alpha Bari mi yor wàllum biti réew te ñëw ci réewum Sénégal del ci waat ci li nga xam ne moo di jàppante ak li nga xam ne moo di cong yi amoon ci réewum Burkina Faso xaatima bu googee fekk woon nañ ko
Abi Ndiaye ak Augustin Bandang. gën a rataxal diggante réew Burkina Faso ak bu Sénégal ci lu jëm ci seen coopération loolee waral seen ndaje tey jii jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum bitim réew ci biir Sénégal dalal naataangoom bi di Alpha Bari bàyyeekoo Burkina Faso ngir seen ñaari dëkk yi gën a doon benn. ñu amoon nag ay waxtaan boo xam ni ci ñetti fànn mais mun naa wax ni suñu diggante Burkina Faso weesu na foofu fii may wax ak yéen am na ñaari fukki accord yoo xam ni mu ngi suñu diggante mais ñu jël ñett yi nga xam ni yaakaar nañu mën nañ leen a fësle liggéey ci ñett yooyu parce que lim boo gis nag benn lay commencé balaa àgg feneen ñett yooyu nag mu ngi ci bokk li ñuy wax rek consultation politique et diplomatique maanaam bés bu nekk Sénégal ak Burkina Faso ñooy gën a mën a di waxtaan gën a mën a di jaxasoo gën a mën a di ànd pour seen jubluwaay doon benn. Alpha Bari di jëwriñ bi ñu dénk bitim réew foofu ca Burkina Faso li mu xamle mooy accord yi ñu xaatim dina tax ku ci nekk mën cee gis boppam. Cette visite est assez importante parce que est dans la vision de nos deux chefs d'État. tànki nemmeeku yi dafa nekk force ngir ñaari dëkk yi ñu gën a dëgëral seen xaritoo xaatimoo nañu nag lu toll ci ñetti déggoo yoo xam ne dina gën a daal di jëmmal lu ni mel. Mais également dans le domaine des médias et de la jeunesse. moom jëwriñ bile wax na ci lu jëm ci ñàkk dal bi ñu nemmeeku fan yi ci seen dëkk te itam di am yaakaar ni ki mbir mi dina soppeeku bu baax. La situation est très difficile au Sahel. jafe-jafe dëgg la ñu toll jamono ji ak ay cong yoo xam ne mu ngi jógee fu nekk ci ay woy fipp ñu leen di wax ay terroriste yaakaar nañu ne jubluwaay gi nag dina tax ñu gën a mën a sàmm lu ni mel te xaral yi nga xam ne am na ci waxtaan yi dina am na mu sol. Contrôle donc du phénomène du terrorisme mais bon ça ce sont nos espoirs. coopération bilatérale bi dox diggante ñaari réew yi doon na loo xam ne day gën a dooleel seen xaritoo ngir ëllëg bu neex. Abi Ndiaye geneen xaatimo dox diggante réewum Sénégal ak réewum Japon lii la li ko waral di bor yi nga xamante ne bii réewum Sénégal yoral na ko réewum Japon diggante 2020 jàpp 2021 jege na téeméeri million nga xaatimo googee nag jëm ngir niiral ko loo xam ne nag gouvernement bu Sénégal rafet nañ ko lool si ndaje li nga xam ne amaloon nañ ko si fekk ki nga xam ne moo di Pape Mbaye Diaw ak Seydina Mbaye. waa Japon daal dina ni ajandi fayum bor bi nga xamante ni Sénégal moom la ko yoreel bor bi daal di toll ci 93 millions 820 000 francs bu sukkandikoo ci ambassadeur bu Japon loolu nag ñoom dañ koo def rek ndaxte réew yi dañ ko doon sàkku bañ demee ca club bu Paris. C'est donc pour soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal. dogal bi ñu ko jël gannaaw ba ñu jógee ci accord yi nga xam ne amaloon nañ ko ci réewum Paris loolee sax li ko tax a jóg mooy jàppale yenn ci réew yu xaw a néew kàttan gannaaw ba ñu dundee jàngoro ji di coronavirus mu may leen rek ñu mën a jógaat ci seen koom-koom ba mën a demal seen bopp. Pour faire face à la crise sanitaire. ministre des finances et du budget di rafetlu dogal boobu nga xamante ni waa Japon jël nañ ko ndax moom nee na xaalis boobu nga xamante ni moom lañ war a fayee bor bi dinañ ko mën a def ci koom bi. benn initiative bu mag a mag bi nga xam ne réew G20 yi maanaam donc réew yu gën a mag seen koom-koom ci réew mi donc ñoo lankaloo woon décider dimbale waa pays en voie de développement. pour justement donc ñu suspendre seen fay ci dette bi nga xam ne dañu ko waroon fay depuis donc mois de mai daaw muy mois de mai 2020 parce que loolu su amee li nga waroon fay di nga ko delloo ci dépense santé yi ak surtout aussi dépense de lutte contre la pandémie de façon générale muy dans le cadre de programme de relance économique et sociale. waa Japon nag daal di ajandi fayum bor bi nga xamante ni moom la ko Sénégal yoreel loolu nag bokk ci jëflante bi nga xamante ni waa Japon ñu ngi koy amal ak waa Sénégal jëflante boobu nag boobaak léegi mat na juróom-benn fukki at. Pambay yow ñu wax lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi ci daal di kaw yi ak naal yi nga xam ne di wàllum liggéey yi ñu naaloon boobu ba léegi nag liggéey tàggate mi waral nag waa SUDES ESR ñi nga xam ne ñoo di syndicat yi ëmb jàngalekat yi ci daara yi kawe yi ñoom ñaawlu nañu bu baax baax yéex yi yooyu la liggéey ndaxte li ñu jàpp moo di dafa mel ni dañ cee dacee defi jéego ndaxte université bu mel ni Amadou Mahtar boobu nekk Diamniadio jamono ji war nañ ko mën a daal di daloo ñu defal ko ba muy yemb université Cheikh Ibrahima Niass bi nga xam ne moo nekk ci diwaanu Sine Saloum ak
bi nga xam ne moo duppee Iba Der Thiam ci diwaanu Thiès yooyu yëpp nag liggéey yi dafa taxawoon di waral ki nga xam ne moo daal di yëngatu ci wàllu woowee di coordonné li nga xam ne moo di boobu lay syndicat di Adiba docteur Adiba ñaawlu ko bu baax a baax ñu teew lay kàddoom ci micro Sofia Ba. kenn mënul wax ni utiliser nañ ko bu baax parce que ministère de l'enseignement supérieur budget am 450 milliards la 450 milliards yooyu mën nga ni peut-être mu jox ci 100 milliards université yépp li ci des war na ci mën tabax ay université nga jël décision présidentielle Macky Sall dafa ni woon 2016 2017 ñaari université dinañ pare Kaolack ak Diamniadio joxe nañ xaalis bi def nañ 30 milliards Diamniadio ba léegi université bi parewul nga xool fi ñu def Diamniadio en face état bi tabax na ci benn at benn centre de conférence Abdou Diouf boo xam ne bi def na ci 60 milliards 80 milliards centre de conférence bi pare ci fukki weer ñu toog ñeenti at mënuñu pare université bi nga xool nga dem Kaolack ñu waroon fa tabax ay université tabaxuñ ko nga dem Ziguinchor am amphithéâtre boo xam ni 2009 la woon pare léegi ñu ngi 2021 ba léegi amphithéâtre bi parewul ñu waroon tabax Kolda ak Sédhiou ay université defuñ ko ñu waroon tabax Tambacounda ay université defuñ ko pourtant dugal nañ ci xaalis bu bëri donc xaalis bi fu mu jaar loolu problème la. wàllum tàggat yaram wenn xeet lay doon ci ñaari loy li nga xam ne moo jëm ci wàllum judo la ak ñeent fukk ak ñaari lub championnat d'Afrique bi nga xam ne ñu ngi koy amal jamono ji ci dendu Afrique ci diwaanu Sénégal Dakar Arena daloo ko di lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti dëkk yoo xam ne dañu nañu fi di lim boo xam ne moo gën a takku bi ñuy door pañu ba léegi ki nga xam ne moo jiite fédération wàllum judo ci réewum Sénégal di Babacar Ndiaye rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne réewum Sénégal taxawee na ko ba lépp daal di ñoŋ waaye tamit li nga xam ne sala si boobu leen ndaje ñu amal congrès bi nga xam ne moo jëm si ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum ndaje ñu am jiit lu yees jamono ji ki nga xam ne doomu malgache la di cité ni Randi Ñaaw Sol Ñakko moom moo ki nga xam ne moo jiite jamono ji kuréel gu yees googee ñu teewlu kàddu yi ki nga xam ne moo di Babacar Wade ak yaakaar gi nga xam ne am na ko si kuréel gu yees gi si micro Sekou Seydi. lu ñuy def mooy ñaanal vraiment athlètes sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi fi nekk que ñu mën gagner ay points yu bëri yu leen di mën a tax ñu suti yàlla àndee ñu qualifié ci jeux yi di ñëw ci di souhaiter vraiment un bon séjour ci délégation yu Afrique yëpp yu nga xam ne ñoo ñu fekk si fii si Dakar. Sénégal bokk na ci dëkk yu nga xamante ne ñoo gënoon am taxawaay ci campagne bi am nañ président bu bees mais tamit. suñu candidat bu nga xam ne moo doon nekk ci arbitrage moom tamit reconduire nañ ko ci élection bi dañ ko def mardi démb mercredi ñu def première réunion du comité directeur bu Union africaine bu judo ci bureau bu bees bi ci am na benn dogal bu am solo bu ñu fa jël mooy ni que charte UAJ yi doonul woon d'accord que benn dëkk am ñaari représentant ci bureau UAJ mais congrès bi ñu def charte boobu dañ ko changé ca bañ ko changé moo mën a tax man ma mën a dugg léegi ci bureau exécutif bu Union africaine de judo comme directeur du développement. jërëjëf njër wàllum tàggat yaram Matar Ba moo daal di nekkoon kilifa ak ubbiteeg googu la jongante ni ki démb sa diwaanu Diamniadio Dakar Arena moom nag dellusiwaat na si li nga xamante ne bii moo di taxawaayam Sénégal ak ni ñu ràññeekoo si wàllum judo donte nag ni ki démb seen dugg moom lajj gu métti da cee am si gaynde yu Sénégal yi waaye nag moom Matar Ba rafet na bu baax liggéey yëpp ñi nga xam ne ñoo di waa fédération bu judo bi ak li nga xam ne taxawaayu Sénégal bi nga xam ne daal nay amal lu toll si ñeenti championnat ak si dënd Afrique si benn ñaari weer képp ndax ay jongante yu feccante ko àddina daal di am jamono ji ci réewum Sénégal Matar Ba ay kàddoom ñu teelu kook Seeku Seydi. ñu koy sant nag ci liggéey bi mu def parce que pour nga am ay gan yu ñëw ne nañu organiser fii Coupe d'Afrique day fekk yow nga gagné seen kóolute day fekk yow nga wone lu tax ñu am ci yow respect loolu nag am na état bi gunge fédération yi damay wax rek di fàttali ne néew na bu balaa ñu naan mësta am réew moo xamante ne mbas mi nekk lu bees daane économie Sénégal jël en charge jël décision organisée fii ci benn weer ñeenti championnat d'Afrique loolu nag koo xamul ne signalu jàpp sport jox ko dayoom
ci loolu la président Macky Sall nekk gouvernement am nekk ci defe naa ne amatul lenn luñ la mën a wan tey Sénégal surtout Dakar mooy capitalu Scrabble di capitalu judo di capitalu taekwondo mais beach soccer loolu lépp nag ku ko dajale ci réew war nga xam ne réew moomu réew la bu jox tàggat yaram dayo ñuy ñaan nag ni mu commencé ñu continuer 42e championnat yi lépp am ci jàmm te Sénégal ëpp ci ndam su ko defee ñi war a qualifier Jeux olympiques gunge Mbagnick gunge ko waaye moom tam titre am bi muy defaat teg ko fii ci Dakar yàlla delloowaat ko en tout cas bég nañu ci dirigeants yi nga xam ne ñoo yore sport bi parce que lii mooy baromètre liggéey bi ñu def au plan international parce que ku fa dem di nelaw it bu ñuy joxe it duñ la xalaat ku fa dem nag wane lu tax ñu am ci yow kóolute lu ñuy def rek dañuy jàpp ne yow lañ ko war a mën a jox pour nga réussir. mu ngoog mbokk yi xibaar tàggat yaram yi la fa ci jotaay bi la xibaar jaajëfal leen ci teewlu bi jaajëfal équipe ñu ngi si njàppandal gi geneen jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna xibaar di wéyandi si 3w.media.sn